أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd bi ñu nekk di weeru koor di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu suñu jaamu yàlla yi def yëpp ci barke sëriñ bi di sant bu baax sëriñ Abdul Qadir nga xam ne moo doon def léegi introduction bi ak sëriñ Al Qadim Lo ci seen taxawaay bi ñu am ci tasaare njàngalem sëriñ bi ak ñi ñu ko àndal ñëpp sëriñ Galas Bamba ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Marab di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo teewlu ñëpp di leen ñaanal suñu borom subhanahu wa taala def jotaay bi bokk ci jotaay yi nga xam ne njariñ dafiy juddoo waaye njariñ itam ñu bokk ak dul yëpp mu mel ne ni ko Serigne Abdul Qadir waxee léegi ci ni mi bi muy commencé muy ñu war a waxtaanee benn thème boo xam ne nii mën nañoo wax ne sax thème actualité la ndax fii may waxe yow thème bi nii ñuy wax ak yéen xew-xew bu mel nii amoon na tey jii ci France muy benn nit boo xam ne dafa rey benn policière xam naa incha allah dinañ ci dugg mu mel ne kon thème bi ñu war a waxtaanee tey mooy stigmatisation des musulmans le cas de la France muy ni ñuy beddee wala ni ñuy doyadalee jullit ñi ci réew yu tugal yi waaye nag ñu gën ci jël cas bi nga xam ne moo ñu gën a jege muy France nga xam ne moo nekkoon ki nga xam ne moo colonisé woon Sénégal mu mel ne itam réew la moo xam ne mu bëri ay jullit la mu mel ne itam lu bëri nga fi xew loo xam ne nii ñu ngi ciy duut baaraam jullit ñi loolu lépp nag tax mu nekk thème bu ñu yitteel ku ne xam na ni bu yëgutoo mbaay gisoon nañu adduna bi yëpp jugoon taxaw ci di boycotté ay produits am ngir wax bu ñu waxoon ci jëmale ko ci ki nga xam ne mooy prophète des musulmans di sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon tey thème boobu la ñu fas yéene waxtaan yi ñu ànd si ak suñu mbokk Serigne Mbacké Dieng di gëstukat di borom xam-xam di ingénieur boo xam ne nii ku ñu ràññee la ci domaine am itam di ko gëstu ñor di ko surtout thème bi ñu koy defloo mu yàgg cee gëstu yàgg cee wax ñu gis si ay publication et tout kon loolu day wane ne am na ci xibra am na ci expérience bu ñu mën a baaxee xëy na ngir bañ a guddal rek dañuy xool thème bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee tey ñu tënk ko ci ay tomb yoo xam ne nii bariwul xëy na waaye lépp rek ngir mu gën a yomb kon xam na ne France dëkk la boo xam ne nii musulman yi ëpp ñu fi réew la moo xam ne nii c'est un état laïcité sax ñun ci Sénégal fii lañ ko donnee ñoom ñoo ñu ko jox waaye itam jullit ñi aussi dugg nañ fi kon incha allah dinañ ñëw ak yéen ci histoire bi nga xam ne moo lié France ak la religion ñu xool ban histoire la waaye également itam dinañu waxtaanee naka la islam duggee ci biir France maanaam ci ban année ci ban date ci yan circonstances la islam duggee France dinañu ñëw itam ci stigmatisation bi ñuy wax maanaam beddi gi ñuy wax ne dañu koy beddi jullit ñi ñu indi ci sëñ bi dina ci indi ay analyse yoo xam ne nii ci ay jàngati boppam ak ci ay expérience boppam ci la koy indi incha allah su koy defee itam bu noppee ci loolu dina indi solution maanaam bu ñu waxtaanee ci lii yëpp yan solution la ñu war a mën a proposer wala la ñu war a mën a envisager pour jullit ñi mën a fee dund tranquillement loolu moo war a nekk waxtaan wi ñu fas yéene ci ànd ak comme ni ma ko waxee léegi Serigne Mbacké Dieng di ingénieur di mbokku talibé di gëstukat boo xam ne nii ku ñu ràññee la ci ay taxawaayam fii ci France bokk ci ay daaira yu ñu xam yoo xam ne nii li leen tax a jóg mooy liggéeyal Serigne Touba lu ci mel ne Jamahiyatul Qadim bi nga xam ne daaira association la boo xam ne nii li ko tax a jóg rek mooy apporter sa contribution ci développement wu Touba ci développement wu yoonu Murid waaye itam nekk membre aussi ci Muqaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo nekk fii ci France thème bi itam comme ni ma ko waxee léegi bi may commencé mu nekk thème boo xam ne nii day actualité aussi ndaxte ku ne xam na ne tey jii comme ni ma ko waxee am na lu fi xew suñu Mbàkke dina ci ñëw incha allah ak la ko jiitu am na fi ay loi yu ñu wote yoo xam ne nii li ko tax a jug ñenn ñi ci ñoom ci parti politique yi fi nekk dañoo gëm ne dañ ko def pour viser les musulmans boo gisee ku mel ne Mélenchon moom dafa gëm ne loi bi ñuy wax sur le séparatisme
dara tax koo jug lu dul dut baaraam tuuma jullit ñi ku ne xam ne ni actuellement en France benn jullit amatul droit am fi ñaari jabar maanaam polygamie c'est interdit d'ailleurs ça a été interdit depuis très longtemps maanaam ci constitution française polygamie amu ci maanaam nit ki bu amee tubaab bu amee ñaari jabar dañuy gëm ne dafa def bigamie maanaam loolu c'est un délit boo xam ne nii loi bi daf koy daan waaye comme ñi fi daan ñëw nga xam ne dañu nekk ay immigré nga xam ne ñoom bi ñu fi ñëw charte réew mi tënku leen ci wàllu mariage am nañu droit di am ay soxna maanaam am ñaari soxna yoo xam ne nii xëy na tëkku wuñ leen France waaye dañ leen fi indaale wala biñ leen takk itam nekkuñu woon ay en tout cas amuñu dara leen lié ak dëkk bi. loolu nag tax na ñoom bi loolu leen méttee ñu gis ne xëy na jàpp nañ ne yenn causes yi am loolu ci la bokk muy égalité bi war a am entre hommes et femmes émancipation bi ñuy wax ngir mu gën a mën a nekk lu réel dañoo war a fexe ba nit ñi duñu amati ñaari jabar ci lañ def benn loi boo xam ne ni léegi bépp nit bu am fii lu ëpp benn soxna dootoo mën a am li ñuy tuddee titre de séjour loolu bokk ci li nga xam ne ñu bari jàpp nañ ne loolu li ko tax a jóg mooy dut baaraam musulman yi wala ngir stigmatiser leen loolu itam dina ci ñëw baax ku ne xam ne itam li ñuy wax ci wàllu imam yi li ñu tuddee labelliser des imams maanaam jël benn laboratoire boo xam ne nii ci la ñuy jaarale imam yi xool yan imam ñoo war a jiitee ak yan imam ñoo war a jiitee ngir ñoo lañ ci jublu mooy da ci am ay imam yoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom dañoo am li ñuy tuddee ay discours radicaux maanaam ay extrémistes lañ dañuy inciter nit ñi ci ñu bañ France ci ñu bañ culture française ci ñuy taxaw ci di mabbu ñoom li ñuy tuddee les fondamentaux de la République française bi nga xam ne ñu ngi ko fondé en 1905 mu nekk la séparation du pouvoir de la religion mu nekk laïcité boo xam ne ñu ngi ko introduire ci France depuis très longtemps loolu lépp tamit sëñ bi dina ci gën a indi ay jàngat dina ci gën a indi histoire bi historique bi ngir ñu gën a mën a comprendre lii xew actuellement en France lan moo ko jur ba tax léegi musulman yi di fi dundin bu xaw a tar pour jëfandikoo seen diine mel na ne xaw naa jafe ci ñu bëri itam dinañ ci ñëw bu baax a baax ci wàllu éducation bi ñi nga xam ne seeni doom yi ay jullit lañ ñu juddoo fii naka la ñuy def ba mën leen a yar ci diine comme léegi boo amee doom amoo droit jàngal ko sa kër maanaam amoo droit téye ko mu bañ a jàngi loolu c'est une obligation maanaam nit ki day dugg école bu amee 6 ans 7 ans resté fa ba am 16 ans 18 ans doogu mën a am kiiwu génn ndax lañ ko fay jàngal dëpp nag diineem ndax lañ ko fay jàngal nekk na loo xam ne ni dina ko mën a permettre mu appliquer diineem mu waree ndax ñoom bàyyi nañu xel ñi nga xam ne ay français lañu nekk ay musulmans ci seen loi yi loolu lépp itam nekk na ay jàngat yoo xam ne nii ay point d'interrogation yi la loo xam ne incha allahu Serigne Mbacké dinañ ci indi ay jàngatam bu baax a baax waaye itam dina indi jàngatam bu baax itam ci ni nga xamee ne noonu la France considéré jullit ñi c'est-à-dire pourquoi France gëm ne islam politique dafa constituer un danger pour la République française loolu dina ci indil ndax ku ne xam ne ne ñoom dañuy wax lu bëri dañuy utiliser ay termes yu bëri yu wuute dañuy wax islamisme dañuy wax terrorisme dañuy wax jusqu'au-boutisme en tout cas bëri na ay baat yu ñuy utiliser xëy na expression yu yëpp incha allah dina ci indi ay leeral lan mooy différence bi waaye itam islam politique parce que bu ñuy wax islam rek pas islam spirituel bi ñuy julli woor loolu moom gëwuma ne moo leen di tax di xeex waaye ñoom li ñuy combattre te di ko combattre avec ferveur mooy islam politique loolu itam sëñ Mbacké dinañu indil ay jàngat ci lan moo tax ñoom ñu gëm ne islam politique day constituer une menace ci seen stabilité réew ci seen cohésion sociale réew yooyu yëpp daal bu ñu ko tënkee xam naa ngir bañ a monopoliser wax ji ngir bañ a dugg dëgg-dëgg ci thème bi damay bàyyi Serigne Mbacké moom incha allah dinañu jàngatal yooyu bunt yooyu ma wax yëpp incha allah su ko defee ñun ñu doog a ñëw ci suñu contribution à la fin du débat kon Serigne Mbacké tafaddal mashkura. waaw asalaamaaleykum mbokki groupe bi noo ngi siyaare bu baax di siyaare sëñ Abdou Khadre ba Majalis di siyaare sëñ El Hadji Fallou Mbacké ak mboolem ñiy déglu rek. kon sujet bi mooy stigmatisation des musulmans en France réalité ou illusion ni ma ko bëgg a indi rek mooy tàmbalee ci histoire ndax
am na situation yoo xam ne boo koy jàngat boo ko jëlee nii rek ci gëti tey mën naa am na nga koy gisee ak structure bi ni mu demee dëgg ci histoire doo ko mën a gis da ngay gis rek ne maanaam jullit ñi dañuy dal seen kaw dañ leen a contre dañ leen a soxore te doo xam maanaam réew mi ni mu tëddee ak histoire am lan moo indi loolu donc indi histoire bi tuuti dana baax histoire bi structure bi rek la ñu indi waaye duñ indi yu seesuwaar yi ndax yu booba amoom boo demee ci internet bi rek mën nga koo am dal kon diggante France ak diine ci histoire maanaam ci mboor lu yàgg la ndax bu dee christianisme mi nga xam ne moom lañ gën a xam li gën a lëng mooy 2e siècle la fi dugg wala boog ci la tàmbali kon teel na fee dugg 2e siècle maanaam ñaareelu xarnu 2e étape bi nga xam ne moom la ñuy jàpp mooy séparation entre l'église d'Orient et l'église d'Occident maanaam diggante jàngub sow ak jàngub penku ñaari jàngu yooyu bi ñu leen séparé nga xam ne jàngub Occident day dawal li mu gëm mi ngi mel ne chiite ak sunnisme rek chiite ak sunni rek noonu ñu ko teqale noonu bi ñu ko teqalee bon loolu biñ ko xasee teqale liñ constaté mooy église bi dafa am jeexital ci maanaam dundinu nit ñi ak càmm gi ci biir Europe waaw loolu date bu am importance la ndax wuur yi ñu fi daan fal église bi da daan bokk ci ñi leen di maanaam daal ñi leen di meeteel maanaam di leen consacré kon loolu day wane ne rek diine ak càmm duggante na état maanaam diine ak état duggante woon nañ duggante goo xam ne jéggi na dayoo te loolu dafa am solo ndax loolu moo lay permettre nga xam diggante alliance entre le temporel et le spirituel bañ ak si 1905 ni ko sëñ Fallou doon waxee muy séparation entre l'église et l'état kon ñaari date yooyu date yu am njëriñ la d'ailleurs sax ba 1789 muy date boobu nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko muy datu révolution française buñ daan wax wuur yi fi nekkoon seen nguur monarchie de droit divin lañ ko daan wax monarchie de droit divin loolu di wane ne maanaam képp koo xam ne falu nga buur sa nguur mi ngi bawoo fa yàlla kon loolu buñ ko waxee dafa am ay conséquences yu muy jur mooy maanaam kenn wërta jéem a daaneel sa nguur ndax buñ ne nit ki moom maanaam nguuram ma ngi ko jëlee ci nguuru yàlla ga loolu muy wane ne kenn waru koo daaneel waaye li nga ci déggee it mooy pas-pasu maanaam jël ne nguur ma nga jógee fa yàlla te jógewul ci nit ñi waxuma nag ci pas-pasu maanaam tawxiid nii rek waaye ci analyse politique dafa am lu muy introduire ndax nit ki du ko mënatee remettre en cause waaw bokk na ci événement tamit yi nga xam ne mën naa ne jeexital na ci maanaam France ni relation heurtée yi mu am ak diine lépp lu jëm ci diine mooy liñ naan xeex yi nga xamoon moo am xeexi diine yi wala xeex yu diine wuy les guerres de religion loolu ñëpp jàng nañ ko ci histoire les guerres de religion nga xam ne mat na fanweeri at ak juróom-benn te toftaloowul sax nag du caagin ne dafa toftaloo waaye mat na juróom-ñetti xeex ndax diggante 1562 la ba 1598 waaw muy 36 ans yoo xam ne protestants yi ak catholiques yi dañ doon xeex di jàppanteeg bàyyante waaw bu ko defee loolu am na ci date boo xam ne nag man moo ma ci gën a intéressé muy 1598 te 1598 comme ni ñu ko xamee mooy date de l'édit de Nantes donc date boobu date bu am solo la ndax mooy bi Henri IV wootee jàmmoo imposé sax laay wax imposé jàmmoo entre protestants yi ak catholiques yi waaw waaye loolu jàmmoo googu bi mu ko wootee nga xam ne dafa permettre protestants yi léegi ñu mën a dund mën a am seeni lieu de culte mën a jaamu ni mu leen neexee dafa am commentaire boo xam ne dafa mat a bàyyi xel mooy ma lire ko ci français. Devenu roi de France en 1589, Henri IV impose la fin des guerres de religion. L'édit de Nantes permet à la communauté protestante d'exister, mais dans le carcan juridique d'une réglementation qui, en fait, limite la pratique du culte réformé. loolu moo ma ci intéressé maanaam may nañ leen ñoom protestants yi ñu jëfandikoo seen diine maanaam ñu yor seen lieu de culte séparé wu ak catholique yi waaye nag ñu am ay interdiction yu ndaw ndawaan ak organisation yu ndaw ndawaan yu ñu leen teg yoo xam ne mooy tax nañu bëggee jëfandikoo seen diine dëgg duñ ko man kon càmm gi yàgg naa organiser yàgg naa lijjanti yàgg naa jéem a teg yoon diine donte mën naa wax léeg-léeg ne bon l'état est laïque et cetera mais loolu ñu teg foofu suñu baaraam ndax dañuy permettre ñu xam après
l'organisation de l'islam de France kon loolu yàgg na ci état français donc boobu mooy premier élément bi léegi ñaareelu point bi di dugg ak l'islam ci France loolu moom ci li gën a lëng mooy à partir de 711 jullit yi ñu ngi biir France Toulouse bañ nañ ko ba sax nee nañ Narbonne Septimanie bi nga xam ne capitale am mooy Narbonne elle était sous souveraineté musulmane entre 719 ak 759 kon loolu yàgg na beneen date bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko it ndax yaakaar naa dañ koy jàng sax ci suñ cursus scolaire Sénégal mooy 732 la bataille de Poitiers mooy bi Charles Martel gagné jullit ñi ca Poitiers mooy ki Abdourahmane jiite woon leen kon loolu date bu am solo la boo xam ne ba léegi sax dañ koy fàttaliku ndax boo gisee mouvement identitaire yi xam naa danañ ci ñëwaat 732 googu léeg-léeg dañ koy bind ci seeni drapeau ngir wane ne mooy date bi nga xam ne ci la France arrêté woon l'islam donte ci histoire sax ci mboor xam nañ ne bataille boobu arrêté wul woon l'islam waaye bokk na ci victoire symbolique yi daal kon loolu mooy deuxième date bi nga xam ne c'est important beneen date bi nga xam ne c'est très important boo xam ne mënees na ko jàppee mooy diggante 974 ba 1453 tombeek wala boog di tolloog xeexi croisade yi mooy xeex yi nga xam ne moom lañ daan def di dem Baytul Maqdis ni wane ne dañuy aar les lieux saints ndax Jésus-Christ foofu la gënee àdduna jëlee ko ci loxoy jullit yeeg kon loolu day wane rek les relations heurtées maanaam diggante xeex yi nga xam ne moo am diggante diine l'islam ak diine christianisme ndax jamono yooyu christianisme moo fi ëppoon doole croisade yooyu loolu da koy wane ndax croisade xeexu diine la waaw d'ailleurs croisade sax mi ngi jóge ci croix te ku ne croix rek xam ne ci chrétien la jóge date donc loolu mooy beneen date bi ñetteelu date bi nga xam ne jàpp naa ne date bu important la mooy 1830 la conquête de l'Algérie parce que bu ñu gisee tey France ni mu bindoo da ngay xam ne jullit ñi fi nekk ñii ci Maghreb bi lañ jóge ñu ci ëpp Algérie Maroc Tunisie ñeneen ñi jóge Afrique subsaharienne muy ñi nga xam ne ñoom lañ colonisé woon ñu ngi mel ne Sénégal Mali et cetera ñoo composé peuplement musulman de France kon xam ne c'est à partir de la colonisation que ñoo composé maanaam peuplement bi dalay wan tamit diggante relation heurtée yooyu nga xam ne ñoo am diggante le colonisateur et le colonisé donc loolu tamit boo ñëwaatee ci gëti tey boo mën ñëwaatee ci situation tey xool ko gëti démb da nga gis ne relation heurtée yooyu du fi jóge mukk daal waaw beneen date bi nga xam ne mën naa bàyyi xel toujours ci mbirum colonisation lay jëm mooy 1962 ci lañ tàmbalee wax les populations issues de l'immigration maanaam ci lañ tàmbalee wax ñi nga xam ne daal ñi ngi France te jóge ci immigration bi muy Maroc Algérie Sénégal ak et cetera waaw li tax date boobu am solo mooy développement économique bi mu tàmbalee am France dafa soxla ñoo xam ne dañoo ñëw gas métro bi ñoo xam ne dañoo ñëw bokk ci industrialisation bi ñooñu nag ba ñuy ñëw liggéey moo leen fi indi woon d'ailleurs ci ni ñu koy faral di waxee sax dañ naan ay nit lañ ñoo xam ne diine du ñoo xam ne daal diine moo leen ñoroon dëgg am nañ seen diine ñi ngi ñëw di ko jëfandikoo di liggéey waaye du caagi ne daal moo leen fi indi moo leen yitteeloon dëgg ñooña nag ñoo jur tey ñoo xam ne diine da leen a ñor maanaam loolu mooy paradoxe bi ñoo xam ne seeni maam ñoom dañoo juddoo ci dëkk jullit ñëw dëkk boo xam ne dëkkub yéefar la wala dëkkub christianisme wala dëkkub jullit dem ba jur fa ay doom yoo xam ne ñoom sax ñoo leen gën a yittewoo diine loolu dafa am lu mu def ci France ndax dafa am bindi benn décalage boo xam ne dafa mel ne am na loo xam ne kii yoon nga ko maanaam jekk woon nga ko muy jebbiwaat donc loolu danañ ci ñëwaat beneen étape majeure bi nga xam ne sëñ Fallou mi ngi ko doon junj mooy loi de 1905 bi nga xam ne moo signé séparation de l'église et de l'État nga xam ne bokkiif gi daf ne boo gisee article 1er ak article 2 daf ne la République assure la liberté de conscience elle garantit le libre exercice des cultes loolu mooy bokkiif gi maanaam la République bokkiif gi nangu ne ku nekk am loo gëm
ku nekk am sañ nga am loo gëm sañ nga am loo weddi sax bu la neexee weddi lu la neex waaw nangu na nga jaamu it li la neex te fileeg jaamu nga dàqantewut ak li yoon tëral kon loolu mooy article 1er ñaareelu article bi mu ne la République ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte kon loolu mooy bokkeef gi du jël di fay kenn ngir luy doxal sa diine wala lu koy yokk waaw képp du subventionné benn culte it waaw donc képp koo xam ne bëgg ngaa financer sa diine wala loo xam ne day jëmale kanam sa diine yow fidèle bi wala yéen fidèle yi yéen a ko war a génne loolu sax ak woyofal après ñëw na ci Sarkozy bi mu ñëwee ngir xam nañ ne loolu buñ ko taralee noonu ne maanaam état bi du jox kenn xaalis ngir ngay tabax jàkka du jox kenn xaalis ngir ngay def dara loo xam ne dana tax fidèles yi mën a nekk ci di mën a dund seen diine buñ ko deful fidèles yi danañ wuti financement feneen te bu boobaa ñooña ñoo leen di yilif kon woyofal googu sax du caagi ne woyofalu bëgg diine waaye woyofalu kar te Qatar yi ak kar financement étranger moo ko waral waaw donc loolu mooy deuxième état bi nga xam ne lu am solo la ci ndax dafa structurer l'identité française muy la loi de 1905 waaw ci la diine ji doxalee ne ñu génne ko ci structure sociale bi état bi nag jël l'organisation politique waaw loolu sax xam naa dinaa ci ñëw waaye loolu daf lay wan tamit li sëñ Fallou doon wax ci l'islam politique gis nga liñ jël islam sànni ci politique ngir wax ne maanaam mbirum politique moom diine amatu ci yoon kon diine na yem ci culte yem ci quelque chose de privé waaw donc loolu mooy li ma doon wax ci ay rappel élément historique nii rek képp ku ci bëgg ay yaatal mën nga koo def facilement mais structure bi rek la ñuy joxe nii pour xam maanaam fan la jógee ba fan la agsi nii donc bu ñëwee ci sujet bi nag muy stigmatisation ak élément de stigmatisation yi dañuy xool déjà lan mooy stigmatisation ni ko sëñ Abdou Khader waxee mooy yéjji wala beddi wala xarab wala joxoñ nit ngir gàkkal ko wala dëkkul ko fu mu dëkkul loolu mooy stigmatisation ci français bu ko defee éléments yi nga xam ne mooy éléments yi nga xam ne mën ngaa stigmatiser nit ci cadre religion wala cadre bi ñuy waxtaane nii mooy mën nga ko stigmatiser ci dundinam waaw ci dundinam ni muy dundee ni muy évoluer mën nga ko stigmatiser ci bépp musiba bu am rek ngir comme li am tey rek te sëñ Fall doon ko junju bépp musiba bu am nga jiiñ ko te doo settantal doo xaajale di def maanaam un amalgame voulu maanaam attentat am nga ne islam te doo indi élément d'analyse yoo xam ne dana la permettre nga xam ne kii lii mu def wuute na ak l'islam waaye amalgame boobu yaa koy tey du caagi ne da nga koo ñàkk a xam de mais yaa koy tey waaw donc loolu élément de stigmatisation la bu fekkoon da nga koy leeral rek kon l'islam mën na cee bañ a gis boppam waaye bu fekkee par exemple kenn dafa rey nit nga xam ne fi saas rek dañ naan l'assaillant a crié Allahu akbar ngir wane ne diggante kooku lim def ak l'islam nga xam ne léeg-léeg sax ñu wax ko te gannaaw suba sa ñu weddi ko daal ne waxu ko woon nekkete waaye bëgg nañ rek dëkkal ci noppi nit ñi ne kii kat rey na nit waaye nee na Allahu akbar ok donc loolu mooy deuxième élément de stigmatisation bi troisième élément de stigmatisation mooy fexe ba nit ki buy dund diineem dund ko dëgg dundin ku ko gis daal ne terroriste la loolu mooy l'approche wala boog la définition même de la radicalité buñ ne diw dafa radical mooy koo xam ne day dem jàkka léeg-léeg da ngay gis ñu ne il est radical parce que on l'a vu daan dem jàkka ji juróom yoon kon kooku ñu ne radical la parce que day dem jàkka juróom yoon daa bàyyi sikkim wala ñu ne tàmbali naa bàyyi sikkimam kon loolu dara ni ku ci dootul nuyooti jigéen voisins yi nee nañ dafa tàmbali du nuyooti jigéen donc loolu bokk na ci li ñuy définir radicalité wala ñu ne këram am na ku ma ci mas a dégg ñu ne këram fekk nañ fa kaamil alxuraan waaw xam nga loolu bu ñu demee ba nga xam ne loolu bokk na ci élément de radicalité ça veut dire que ñi ngi bëgg a dugg nag ci maanaam dundinu jullit ndax nit bu dundee diineem rek mi ngi dugg ci cadre radicalité waaw wala ñu ne sax tàmbali naa sol xamis ak yu mel noonu et cetera kon yooyu mooy wane ne rek maanaam danañ dem ba nga xam ne ci xatal képp koo xam ne yaa ngi dund diine na nga ko war a dundee mën nañoo dem ba ne il s'est radicalisé donc ñaar yi am na effectivement ñi nga xam ne dañuy def ay attentat mën nañoo nekk ci lii di dem jàkka ja di def li ñu war a def lépp ba mu yàgg ñu passer à l'acte
waaye c'est pas une bijection waaye firiwul ne képp koo xam ne rek da ngay dund sa diine di ko def ni nga ko war a defee rek da ngaa radicaliser wu kon yooyu ñaari élément yooyu lu yu wuute la daal te ñiy def amalgame yooyu it ñoo ko tey bi nga xam ne tamit leneen li nga xam ne moom laa ci bëggoon a indi tamit mooy stigmatisation par les concepts sëñ Fallou doon na ko wax léegi ci islam politique mooy nga créer ay concepts yoo xam ne stigmatiser wala yéjji l'islam nga ci jublu lu mel ne par exemple bi nga xam ne fan yi sax moo gën a am mooy lu mel ne islamo-gauchisme nga xam ne ñi nga xam ne ñoo bëgg a jël pouvoir bi muy extrême droite wala mu doon la droite wala mook sax nga doon intellectuel yi nga xam ne l'islam neexu leen ñoo créé islamo-gauchisme mooy jël ku mel ne Mélenchon ndax bu ñu nee gauchisme boobu Mélenchon lañ ci jublu ak ñeneen ñu mel ni ñoom ay France insoumise ñi nga xam ne dañoo xaw a jege jullit ñi ci bu ñu leen bëggee doyadal wala bu ñu leen bëggee sonal wala ñu wax leen loo xam ne waruñu leen ko wax ñu taxawal leen assemblée leeral mbir mi alliance boobu nga xam ne loolu lañ construire alliance boobu entre la gauche et l'islam bu ko defee tuddee ko islamo-gauchisme xam nga loolu bu ñu defee alliance boobu day mel ne gauche ak jullit ñi dañoo bëgg a ànd ngir jël pouvoir bi donc loolu terme boobu day résonner ci boppi nit ñi ne maanaam l'islam politique waaw faaw ngay def lien yooyu donc terme yooyu c'est pas des termes anodins dañ koy créer noonu pour tiitloo nit ñi ngi mel ni boo nee temps Algérie le front islamique du salut ndax xamoon nañ ne ñoo gagné woon ak nam fa demee et cetera waaw boo nee front islamique du salut a pris le pouvoir rek islamique boobu ngay dugal ci biir am na lu muy def ci xel yi kon boo nee islamo-gauchisme am na looy dugal ci xel yi yeneen terme mooy nga jël lu mel ne baatub l'islam taqale ko ak baat boo xam ne ñëpp xam nañ ne du baat bu baax lu mel ne fascisme ndax bu ñu nee fascisme sa xel dana dem ci Mussolini sa xel dana dem ci Staline sa xel dana dem ci Hitler sa xel dana dem ci képp koo xam ne day jël xalaatam bëgg koo forcer nit ñi muy islamo-fascisme waaw da ngay dégg terme boobu islamo-fascisme les islamo-fascistes le fascisme vert loolu daan nga ko dégg le fascisme vert ndax vert mooy couleur islam kon terme yooyu lu mel ne communautarisme tamit ndax communautarisme terme la boo xam ne dañ daan wax naan communautarisme maanaam jullit ñi booloo gi ñuy booloo bañ ko dugg seen biir nekk ci seen biir di dund ci seen biir te loolu la ko waral mooy beddi guñ leen beddi ak doyadal guñ leen doyadal génne guñ leen génne ci dundinu askan wi tax ñu booloo seen biir bokk seen biir ñu tudde ko communautarisme léegi nag bi ñu demee ba fan yi wala boog bi ñu demee ba jamono yi ba baatu communauté doon baat boo xam ne c'est baat bu positif ndax fi nii da nga naan communauté sur Facebook communauté sur Clubhouse communauté des entrepreneurs communauté et cetera ñu gis ne communauté baat la boo xam ne day doon baat buy boole waaye du baat boo xam ne amul connotation négative ñu daal di indi séparatisme maanaam ñi nga xam ne dañoo boddi la communauté nationale donc communauté nationale mooy doon ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñoo moom réew mi ñoo nekk ci réew mi war a doxal réew mi séparatiste yi muy jullit ñi nga xam ne ñoom ñoo beddeeku xam nga baatu beddeeku moo ëpp doole moo gën a mën a stigmatiser que baatu communautarisme ndax communauté dafa mujj doon lu positif kon loolu mooy lenn ci stigmatisation par les concepts bokk na ci stigmatisation yooyu foofu laay jeexale sax balaa gudd notion différence bi ñu def entre islam de France ak islam en France mooy islam bu France ak islam ci biir France waaw du benn ndax buñ ne islam bu France ñoom dañoo jàpp ne maanaam islam dañ ko war a jekki-jekkal defar ko wutalaat ko mbubbu bam doon islam bu France nekk ci cadre islam bu France buñ ne islam en France nag mooy l'islam yoo xam ne dañ koo jële ca biti ñëw indi ko biir France mu doon un corps étranger et qui dit corps étranger dit un corps qu'on doit expurger mooy qui dit corps étranger mooy mbir moo xam ne dañ ko war a génne ndax lu jóge ca àll ba la ñëw ci biir waaw kon loolu c'est des notions yoo xam ne tamit da ngay gis ne buñ créé CFCM sax charte de l'islam de France lañ wax kon yooyu ay genre stigmatisation loo xam ne mooy lalu ci baatu France ci boppam beneen élément bi ma bëggoon indi tamit mooy l'islam yàlla da ko may dooley
amul pape loolu yéen ñëpp xam ngeen ko kon boo bëggee wax ak jullit ñi amoo kenn koo xam ne moom ngay noot wala moom ngay woo ba mu ñëw Élysée nga wax ak moom ne ko waxal jullit ñi def nangam kon loolu amul ci jullit amul ci l'islamu Europe wala l'islam de manière générale y a pas de pape xëy na ca xolafaaw yi amoon na waaye fi mu ne nii pape boo xam ne moo yilif jullit ñëpp amul bu ko defee force diffuse boobu nga xam ne l'islam n'est pas organisé day tax emprise wala téye gi nga mënoon a téye France yaa ngi fàttaliku la ma doon wax ci organiser l'édit de Nantes téye googu doo leen ko mën a téye parce que amuñ ay organisation yoo xam ne mën ngaa wax ak ñoom looloo tax en 2004 wala 2005 yaakaar naa ci lañ créé wala 2003 ci lañ créé le conseil français du culte musulman muy conseil boo xam ne dañ koo defar ngir mu mën a saytu lépp loo xam ne dafa jëm ci France imam yi nañ lañ leen di former et cetera ndax loolu day tax état bi am interlocuteur am ku mën a waxal koo xam ne bu bëggee wax ne ko waxal jullit ñu def nangam wala defal nangam mu mën a wax ak ñoom donte loolu sax demewul noonu ndax conseil français boobu daanaka ñi leen déggal bariwul waaye nag lu mën di xew rek ñoo yorandi l'islam gi ñooy wax woor leen ñu woor wala wari leen ñu wari kon nga xam ne organisation boobu li ñuy faral di wax naan dëgg guñu organisé wul fen yi ñu organisé moo ko gën na fekk organisation boobu doon lu jóge ci yow waaye bu fekkee ki nga xam ne xëy na bëggul nga développer moo lay organiser sa dëgg googu bokkut ak loolu taxul ñuy wax kon organisation boobu lu mat a bàyyi xel kon fàttalikul l'édit de Nantes na état bi doon organiser les protestants nga xam ne may na leen ñu exister waaye mettre na leen dans un carcan juridique boo xam ne mënuñoo jëfe dëgg-dëgg seen diine nañ ko bëgg kon loolu moom laa doon wax ci organisation bi léegi pourquoi nag ces stigmatisations lan mooy racine bi dëgg-dëgg racine bi dëgg-dëgg da ngay gis ne toujours boo ko doon càmbar di ko càmbar da ngay gis ne la racine c'est la peur de la perte de l'identité française ndax bu fekkee dangaa ñëw ci ab dëkk am say culture bopp am say jëfinu bopp ndax jullit moom ku ne xam ne am na autonomie boppam ala kulli xaalin am na ay fondamentaux yoo xam ne du ko mas a bàyyi donc am na loo xam ne il ne sera jamais soluble dans certaines choses bu ko defee ñooñu seen dundin woowu boo leen assimilé wul mën nañoo dem ba nga xam ne ñu ëpp la fi loolu day ñëw ci concept grand remplacement ba identité française ba taxoon ñu daan wax identité française duñ ko amati donc loolu mooy tiitaani gi nga xam ne moo gën a dal ñi nga xam ne daal contre nañ diine ak contre immigration nit jullit ñi fi nekk ragal ñu dem ba ëpp leen fi ba mbirum l'islam di fi dox waaw nga xam ne dañuy am ay représentants politiques et cetera waaw loolu jëluñu ko ñu koy yaatal waaye loolu la donc le grand remplacement ab théorie la boo xam ne ku ñu naan Renaud Camus moo ko développé mooy ci français ni ñu koy waxee le grand remplacement est une théorie complotiste d'extrême droite selon laquelle il existe un processus délibéré de substitution maanaam remplacer la population française et européenne maanaam remplacer population yi nga xam ne ñoo nekk France doon nit ñu weex doon ay catholique remplacer leen par ay jullit ay population yoo xam ne Afrique noire lañ jóge wala Maghreb lañ jóge nga xam ne comme ñoom dañuy juri doom mën nañoo dem ba mu yàgg ñii juratuñu ay doom mën nañoo dem ba mu yàgg ñu ëpp leen fii diine di fi dox kon da ngay gis ne léeg-léeg boo gisee ci kaw nii rek da ngay gis stigmatisation waaye boo xoolee ba ci suuf da ngay xal ne loolu mooy moteur bi la peur de la perte de l'identité française loolu mooy dernier point bi stigmatisation yooyu nag symbole bi nga xam ne moo ci gën a matale mooy le voile maanaam muuru waaw ndax boo gisee loi 2004 ci voile la aju mooy loi bi nga xam ne ci lañ teree bépp gone buy dem école mu muuru mooy bi Jacques Chirac wotel woon ndax booba dañ doon wax ne ba léegi sax ne muuraay mandargam toroxtaangeeg jigéen ñi wala un signe de soumission di wax ne dañ leen ci gax dañ leen koy forcer te loolu nit ku ne xam ne bu amee ñu koy forcer it ñu néew leen jigéen ñu bari ñu koy sol seen choix bopp la
di wax tamit ne mandargam njistal la maanaam c'est des signes ostentatoires te baatub ostentatoire boobu li tax ñu yokk ko ci mooy nit ku nekk sañ nga solo nu la neex waaye boo ko bëggee tere faaw nga yokk ci ostentatoire maanaam day njistal ngir ñu toppandoo ko ci ngir gone yu toppandoo ko ci loi boobu sax léegi ñu ngi bëgg a wote ay extension gën koo yaatal ba am na bu Sénat bi voté bu yàggul doonte ministre de l'intérieur àndu ci muy ñu tere ñi accompagne gone maîtresse yi nga xam ne ñooy accompagner gone yi ñoom ñuy muuru képp koo xam ne da nga ciy muuru doo mën a tee accompagner gone te loolu boo ko seetee da ngay gis ne xam nga gone lépp lu muy gis da ko koy marqué te mën na ko jéem a toppandoo yoral sa doom boo dee julli rek da ngay gis mu dem jëli muuru daal di ñëw topp ci yow di julli te ni ko psychanalyste yi di waxee mooy lépp lu la réer ci mag rek xool ko ci ndaw gone gi nga xam ne da am accompagnatrice muy muuru bis bu demee ba nekk mag loolu da koy marqué mu neex la mun a naqare lépp lu la réer ci mag na nga ko seet ci ndaw tout est dans l'enfance kon gone yi la tax ñu tere leen ñu bañ a dugg ci école yi di sol di muuroog yooyu mën naa indi yeneen gone yi xëy même leen kon yooyu tamit da ci mat di bàyyi xel au niveau des symboles ci solution yi nag ma gàttal foofu rek xëy na solution sax c'est un très grand mot parce que thème bu yaatu la boo xam ne du jaagi ne da ngay xëy nii rek lépp lijjantiku ndax structurellement mënta lijjantiku xanaa kay mu dem ba ay yenn rapport de force yi am jamono soppeeku lii gën a dem nii lii gën a dem nii waaye li nga xam ne moo ci warugaru jullit bi mooy lépp lu muy def rek mu jëfandikoo xikma bi nga xam ne moom la lislaam woo nit ki ci lépp lu muy woote wala lépp lu muy jëf rek mu teg ko ci xikma ak dal ak rafetal waaw roy saxaaba yi ci jëflante yi nga xam ne moom lañ daan jëflante bu rafet buñ masaana nekk lu mel ne Asie wala ñu nekk Chechnya Tchétchénie Turquie seen conquête yooyu ñu doon def te fuñ dem seen comportement mel rafet goo xam ne képp ku jaxasoo ñoom bëgg leen ba dugg fekk ci leen seen diine loolu it bokk na ci li nga xam ne jullit ñi war nañ koo def yeneen i tamit mooy yar njaboot gi ndax loolu tamit point bu am solo la da ngay gis ne yar ci boppam dafa néew doole ndax léeg-léeg sax nga gis ci koo xam ne danaan chômage bi la wala kii bi la ba dugg ci criminalité fekk loolu du excuse ñàkk yaru parents yi nga xam ne dañoo yittewoo léeg-léeg àdduna ba xam ne yar mooy capital bi gën a mag bi nga mën a jox sa doom bokk na ci li nga xam ne solution yi nga xam ne buñ ko doon kii yar boobu dana ci am solo ku mel ne sëñ Mamor Murtada gis nañ ne saa yu fi ñëwee loolu moom wax na ko yoon toujours ñun murid yi dañuy wax ne leen dee leen respecter loi yi dee leen sax ci jub dee leen nangul liggéey ak yeneen yu wane ne rek yooyu bu ngeen ko defee seenu nekk fi dana gën a yomb te loolu lu am la ndax murid yi moom ku ne xam nañ ne ils ont une très bonne image fii ci France bañ na ko ba Paris sax bu yàggul bëggoon nañ leen fee jox benn terrain ngir ne leen gis nañ ne communauté musulmane yëpp am nañ fi ay structure am nañ fi ay terrain wala am nañ fi ay immobilisation te ñoom murid yi amuñ ko bañ bëggoon ñu cee sedd benn kon loolu day wane ne rek am na benn bëggoon ñu cee réserver benn kon loolu rek day wane ne communauté la boo xam ne ci seenu jàmmoo ak seenu rafetal ak seenu ñàkk violent tax na état bi ñu mën a jëflante ak ñoom waaw am na ci benn anecdote sax maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee ren mas nañuy wut benn autorisation préfecture waaye biñ ne ko ñun ay murid lañ tàmbalee wax ci Amadou Baba mu ne déedéet xam naa ko waaw boobu préfet bi loolu xam naa leen bu baax a baax kon loolu may wane ne rek jëflante bu rafet tamit mën naa tax it yenn kii am juróomeel bi te foofu laay jeexale mooy julli di naxante ba am ay école privée musulmane école yoo xam ne danañ fa mën a jàngal seeni doom loo xam ne l'islam la ci biir cadre république bien sûr te loolu lu jafe la ndax gis nañ ne Averroès moo fi am mooy école boobu yaakaar naa nekk biir ca kaw Lille di école boo xam ne ña fa nekk ñëpp daanaka dañuy jàll macha allah waaye exemple yooyu bëriwul te saa yu ñu ko bëggee génne rek saa yu ñu bëggee tabax bu bees da ngay gis ni ci population bi dalee wala ñenn ñi niñ ciy dalee ngir bañ mu am kon loolu tamit naxante boobu dana tax dana am yu bari yum saafara daal kon daal xam naa ci gàttal bu ko defee ñeneen ñi mën a pardon ma jeexal foofu leneen li tamit mooy sos ay lijjanti maanaam ay entreprise fexe ba am un poids économique ndax àdduna bii ñu toll
li am poids économique dafa bokk ci liberté xam naa mooy li sëñ bi autonomie boobu sëñ bi def ci nit ci murid yi rek nga xam ne da ngay fexe am manal sa bopp ngir sañal sa bopp kon jullit yi fexe ba am seeni lijjanti bopp ñu ngi koy def sax ba képp koo xam ne par exemple soxla nga kuy muuru par exemple jigéen joo xam ne par exemple day muuru mënut a am fu mu liggéeyee am ay lijjanti yoo xam ne ay jullit ñoo ko yor man koo jël waaw kon loolu yooyu yu am solo la yoo xam ne tamit ci ay solution lay bokk solution d'intégration kon daal ci gàttal mayam foofu bu ko defee képp koo xam ne bëgg nga cee indi sa njañ sees maanaam sa contribution nga mën ko cee dugal ci gàttal sëñ Fallou. jërëjëf Serigne Mbacké ci waxtaan bi ni mu tënku ak ni mu amee solo wax dëgg yàlla suñuy attente yëpp liñ doon xaar lépp daal mën nañoo wax ne gis nañ ko ci waxtaan bi ci historique bi nga indi ak structure bi nga ko defee ak ni nga waxee l'essentiel ci lañ mënoon a jàngatee ci thème bi yaakaar naa jërul may def résumé bi ndax thème bi ci boppam résumé boppam ci anam yëpp ni nga waxee laïcité ni nga waxee histoire France islam ci France ni mu fi duggee ak itam ñi nga indi loi 1905 boobu di laïcité ak ni nga xamee ni noonu la République française bi concevoir les musulmans yi ci wàllum religion naka la ko gisee moom yan gis-gis la am ci war leen a canaliser ba duñu déborder ba xëy na moom li mu jàpp ne comme ni nga ko waxee ci ay termes yu muy utiliser ngir def différence bi am xëy na moom buy wax comme ni nga ko waxee buy wax communautarisme mën na ci am déggin bu positif mais buy waxee nag séparatisme moom ñëpp xam na ne day nekk loo xam ne ni day négatif ci ak déggin ak itam ni nga ko leeralee ci biir waxtaan wi yëpp comportement bi nga xam ne moom la loi bi wala moom la constitution française am à l'égard des musulmans loolu lépp itam ñu mën ci jàngatee rek ne jàpp naa ne jot na sëkk kon jullit ñi ak fu ñu mën a nekk ñu gën a boole seen bopp nag bokk na ci fexe ba li leen seen diine sant ñu def ko bokk na itam li ma déggee ci waxtaan bi muy nit dëkk bu mu nekk loi yi ñu fa teg da ko war a respecté maanaam loi yooyu ngir dund ci jàmm daa war a respecté loi yooyu loolu nag tekkiwut ne nit ki day bàyyi diineem ndaxte moom kenn ku ne xam na ne maanaam kenn du topp lu neex nit ci lu naqar yàlla waaye nag ci bépp loi boo xam ne naqarewut yàlla ba mën nga respecté ko loolu warteef la te itam comme dañoo jóge ci yeneen dëkk ñëw fi aussi jàpp naa ne respecté loi yi fi nekk moom diini sax moo ñu ko njëkk sant moo ñu ko njëkk sant ni nga ko waxee ci waxtaan bi yëpp wax nga itam jullit ñi France fii ni ñu am nañ fi conseil des musulmans boo xam ne nii mooy tënk mën nañu wax ne mooy tënk jullit ñi c'est-à-dire li ñuy am ci ay feet ak yëpp moom moo koy décréter wàllu woor wàllu wori wàllu tabaski wàllu yëpp moom mooy wax ban bis lay doon ñëpp ci jullit ñi France tënku ci loolu xëy na loolu tamit xëy na xeetu organisation la boo xam ne mën naa yombal lu bëri wax nga itam ci peur bi nga xam ne ragal bi nga xam ne moo am ci ragal gi waa dëkk bi ragal ne jullit ñi ni ñu yokkoo ba ñu leen bàyyee nii te canaliser wuñ leen mën nañoo dem ba ëpp ci nit ñi ëpp ci population bi te kon bu boobaa li seen république bi ñu fondé mën na yàqu xëy na loolu xëy na moo tax sax ñuy gën di dëgëral yenn ñi di gën di teengal di ay polygamie di indi ay loi yoo xam ne sur le voile musulman gis nga sax bu ñu wax voile sax dañ naan voile musulman pour préciser xëy na ñoom li ñu bëgg a wax parce que kon xam na ne ci christianisme am na lu ñuy def am na signe bu ñuy def ci judaïsme aussi am nekkul lu ñuy def waaye bu ñu nee voile musulman ñëpp xam nañu loolu c'est clair et net loolu lépp lañ ci jubloo kon xëy na mooy contrôler musulman yi fexe ba du ñu déborder fexe ba li ma doon wax léegi muy islam politique bi nga xam ne moo leen tee nelaw du fi am benn doole loolu tamit wax nga ko à travers association yi nga xam ne ñu ngi koy dissoudre en fait
ku ne xam na ne France fii am na ci ay association musulmane yoo xam ne nii dañ leen a dissoudre ngir dañoo gëm ne dañoo am un discours radical boo xam ne nii day radicaliser ñi koy diglu ba tax di leen inciter à la haine di leen inciter quand même ci ñuy noonoo loi yi di ko ñàkk respecté wax nga itam ni mu amee stigmatisation ci wàllu terme yi ñuy utiliser c'est-à-dire bu ñu nee islamo-gauchisme wala ñu wax islam terrorisme ku ne xam ne ne islam moom diine jàmm la islam diine jàmm la islam diine la joo xam ne ni wut benn yoon violence même sax nit ki sax kenn du ko forcer ci mu nekk jullit la ikraha fi diin alxuraan wax kenn amul droit sax di obliger nit ki di ko contraindre pour muy adhérer ci sa religion musulmane bi loolu la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam afa anta tukrihu naas hatta yakunu mu'minin kon loolu yëpp day tegtale ne di islam moom amul contrainte ci kenn anam xëy na nag comme ni nga ko waxee comme ñoom dafa am lu ñu fondé seen i maam ak seen i maamaat fondé woon ko muy seen république bëggee sàmm dara na leen lu nekk kon dégg na discours bi Emmanuel Macron mi nga xam ne mooy président de la République française wax biñ ko laajee ci wàllu caricature yi amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam waxoon mooy liberté d'expression moom day loo xam ne nii dañ ko donn ci suñuy maam suñu république aussi di ko protéger dañ koy protéger lu mu ñu mën a jural kon ñoom li leen seen i maam bàyyee teg nañ seen bakkan ci sàmm ko ba dara du ko ruur loolu itam jàpp naa ne ab junj la bu ñu def musulman yi que ñoom tamit ñu bàyyi xel seen diine ak leen seen i maam bàyyil muy islam naka la ñuy fexee ba mu nekk une réponse boo xam ne nii dinañ ko mën a dund nekk islam ni ko alxuraan digalee ni ko suñu yonent sallallahu alayhi wasallam doon appliqué ci jamonoom ni ko saxaaba yi doon jàngalee ci seen jamono loolu lépp itam jàpp naa ne war nañ ko mën a def mais ci gan anam lañ koy defee ndax dañoo war a ñëw France bëgg fee imposer suñu loi musulmane loolu moom jàpp naa ne bu ñu ko bëggee def mën na jur ay jafe-jafe comme ni nga ko waxee léegi jàpp naa ne daal ci ak tënk thème bi moom thème la bu yaatu boo xam ne war nañ see mën a bind lu bëri ku mel ni Michel Onfray def na ci ab livre bu am solo penser l'islam loolu lépp di ci jàngale naka la ñu war a mën a déggee l'islam comme ni nga ko waxee ici l'islam de France ak l'islam en France loolu lépp di ay expressions yu ñuy utiliser yoo xam ne nii xëy na lañ ca jublu mën naa bañ a bokk ak ñun liñ ciy déggee waaw ak itam li seen benn élite waxoon ne le musulman bi baax pour français yi mooy musulman boo xam ne ni nekkatul musulman maanaam le bon musulman pour les Français c'est un musulman qui n'est plus musulman koo xam ne nii dina accepter daanaka lépp dina accepter sax da ngay gis sax léegi ñu naan imam boo xam ne nii voilà la may bañ a tudd la doon loolu lépp liñ ci jublu muy wane ne léegi dañu war am ouverture ku ne gis na fan yi Chiappa mu wax lu garaaw mu ne imam yi dañoo war di wax nit ñi dañoo war di maanaam def ay waaraate yoo xam ne dañ ci tolloore yi wàllum homosexualité pour wax la rek ñoom pare nañ daal pour lépp pour seen laïcité pour seen liberté bi ñu am musulman yi nangu ko ba duñ fi am jàmm loolu nag jafe-jafe boo xam ne nii ku ne xam na ne du doon jafe-jafe bu dëgër la boo xam ne ni jàpp naa ne musulman yi seen bopp le monde musulman war na ci gën a bàyyi xel war nañu gën a xalaat daal ci jullit ñi di dund France naka lañ ci war a mën a dundee ci jàmm mais aussi pays arabes les états musulmans aussi naka la ñu war a mën a taxawee ci rapport de force bi war a am seen diggante ak les pays occidentaux ba aussi mën a dund seen diine sans ñuy am benn jafe-jafe aussi solution yi aussi ni nga ko waxee yar nit ñi fexe ba kër Serigne Touba yi aussi ni nga ko waxee mu nekk ay centre de formation yoo xam ne dañu fay jàngale l'islam le vrai islam bi nga xam ne moo dëpp ak bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale islam yi nga xam ne moo dëppoo bi Serigne Touba doon yeesal loolu tamit jàpp naa ne bokk na ci solution yi nga xam ne mën naa bokk ci lii tax nit ñi mën fay dund ci jàmm waaye itam jàpp naa ne itam bokk na ci solution yooyu comme ni nga ko waxee léegi fexe itam ba gën a conscientiser nit ñi sensibiliser leen ci wàllu islam le vrai islam maanaam ku ne xam na ne am na islam bu nit ñi di jëfandikoo boo xam ne ni jëpp ma ni boobu mooy islam non islam moom mënut a ànd ak violence islam mënut a ànd ak rey islam mënut a ànd ak di décapiter ay nit parce que dañoo wax ay mots nangam loolu lépp xëy na tolérance bi islam doon jàngale daal jàpp naa ne war naa bokk ci li ñuy waxtaanee li ñuy gën a
waxtaan ci jàkk yi ci mosquée yi ngir gën a conscientiser musulmans yi ngir gën leen a sensibiliser ci wàllu yu mel noonu. xam naa aussi ngir bañ a guddal système bi moom wax dëgg yàlla am nañ ci lu kawe sunu njortu ci ni nga ko développé ci wàllu yëpp ci historique beeg ci ni nga ko structuré yëpp rek xam naa di jox kàddu gi Serigne Abdou Khadir su ko defee bu dee am na ñu bëgg a contribuer aussi ñu jox leen ñu contribuer incha allah di sant ñi ñu doon teewlu ñëpp di leen ñaanal koru jàmm jërë ngeen jëf. ok asalaamaaleykum sëñ Fallou jërëjëf modération bi jaar na yoon lool macha allah sëñ Mbacke wit noo ngi lay santaat bu baax di la sant it ci taxawaay bu am solo bi ak it façon bi nga xam ne bi nga ko defee rawatina tënku gi ndax xam nañ ne fi jamono toll moom nii rek des di war di waxtaane donc kon macha allah sant nañ la bu baax kon xam naa damay jéem a yéegal sëñ Cheikh Lo su fekkee comme waxoon naa ne ku ci am loo war a sànni ci kàddu wala loo war a laaj rek boo jokkoo ak alxadim dana jàppandi su fekkee moom yéeg na bu fekkee dana incha allah dana ci jox ay leeral li nga xam ne ñooy suivre xëy na ku ci am loo bëgg a kii rek loo ci bëgg a contribuer tamit boo defee signe rek incha allah dinañ la bàyyi xel kon sëñ alxadim dama xam foo féete waaye boo yëgloo rek nu yéegal la ci kaw ak ku mel ne sëñ Bachir xam naa dina ñëw ci mujj gi ngir leeral moom it nees di def ba mën a topp waxtaan wi yu mel noonu kon sëñ alxadim waaw kay ñoo ngi lay xaar kon nga daal di kii incha allah. alxadim bismillah. asalaamaaleykum sëñ Abdou maa ngi ziar baax di ziarat sëñ Fallou ak sëñ Mbacke di leen sant bu baax ci thème bi ak niñ ko traité moo mel ne sëñ Mbacke indi ci point yu bëri bëri yoo xam ne nii xëy na ñu doon topp ak ni gis nañ solo si ndax waxtaan bi tënku na lool te fàttewut benn point loolu day wax ne kon waxtaan yi amoon na sax day mel ni nit ñi sax xëy na tax na loolu bëgguñu woon mu teel a bàyyi waaye moom ku ko yàgg topp yàgg bàyyi ay kàddoom dana faral di gis ci kàddoom mooy tënkoo bare te am njariñ day mel ni gisees na ko ci waxtaan yi mu mel ne da xëy na da yéegal waaye xëy na benn laaj wala gisaguma ko ci question yi nga xam ne xëy na doon nañ ko wax yi pour ñu yónnee ma ko xam naa bu fekkee ne xëy na am na ñu bëgg a def seen contribution bu la neexee mais ndax des nañ lu mat 30 minutes ci wala sax des nañ 35 minutes ci li ñu waxoon ne moom la ñu war a def waxtaan wi parce que une heure et demie la kon xam naa damay bàyyi gars yi rek ñu nekk ci suuf xëy na bu fekkee ne am na ko ci bëgg a def benn contribution bu ñëw incha allah. waaw kay jërëjëf alxadim macha allah kon dafa mel ne taxul ma am kenn ku bëgg a contribuer wala ba kenn ku poser question amu ci léegi waaw mel na ne borom beral kon ñu yégal sëñ Abdou Lahad Mbacke kon moom it mel na ne lii gars yi doon wax xam naa ñàkkul ne dina ci mën a am yu pertinent yu ci indi ndax ab jullit la boo xam ne it kuy jëfe diineem la di taalibe nekk it ci réew yooyu kon ñàkkul ne am na ci loo xam ne xëy na au delà de théorie bi expérience boo xam ne xëy na ñàkkul ne dina ko war a mën a partager kon dañ koy jox kàddu gi rek incha allah moom it sëñ borom belal sëñ Abdou Lahad bismillah. asalaamaaleykum sëñ Jili ñoo ngi lay ziar bu baax di yëkkati di kàddu cant di ko jëmale ci sëñ Mbacke Dieng mi doon def exposé bi te mu am solo lool wax dëgg yàlla mu tënk ko te li ci mën a andi lépp mu andi ko si di ko sant bu baax ci waxtaan wi ak solo si mu am di sant tamit sëñ Fallou mi doon modéré ñoom ñaar ñëpp di ñu nekk fii te itam di xam maîtrise sujet bu baax a baax waxtaan wi solo woon na lool te itam tënku na wax dëgg yàlla ni ko sëñ Jili fàttalee léegi xam naa man ci fi
fi ma bëggoon andi samay cadre rek mooy jëmale ko fi Serigne daanele léegi muy di jëm ci wàllum xëy na buñ ko def solution donte sax ni mu ko junjee baatu solution am dana xaw a jafe ndax day mel ne bi ci bëri du aju ci ñun comme ñi fi nekk fii ñu ci ëpp daanaka ci réewum jàmbur lañ nekk xëy na amuñu doole joo xam ne mën nañoo soppi yëf yi amuñu doole politique amuñu doole économique xëy na ba mën a soppi yëf yi waaye man fi mu daaneel noonu rek mooy fexe nu ñuy booloo ci wàllum économie rawatina ndax fii boo xoolee dañuy gis ne jullit ñi économiquement am nañ fi poids bu baax a baax mos naa koy wax ci benn intervention boo doon def ci Paris foofu ci kër Sëriñ Tuubaa am mbokk yoon def foofu ci ay xalaat yu ñu doon jubal ma wax leen tey ji bu ñu jëloon rek damaa jëlee sax jullit ñi waaye murid yi fi nekk rek li ñuy jënd ci li ñuy wax la viande halal maanaam viande boo xam ne dafa dagan te ñu ko fi jënd murid yi buñ boole woon fexe woon ba amoon ñoo xam ne rek ñoo koy jaay te ji luñ bëgg ci financement mën nañ ko am ndax ci gis nañu ci ay naar lañ koy jëndee xëy na te ku ci nekk li ngay consommer chaque mois bu jot rek li ngay consommer ci viande halal nga xam ne da nga dem jëndi ko ci ñeneen yaakaar naa tey ji buñ boole woon xëy na daayira murid yi yu mel noonu fexe ba tijji bitig yoo xam ne bi lii nga xam ne jullit ñi dañ koy soxla di ko jënd mën nañ dem di ko jëndi te yaakaar naa lu yomb la te nag loolu day mel ne ñi nga xam ne ñun ñooy murid yi nekk fii taalibe yi nekk fii day mel ne côté boobu dañ ko xaw a sàggane bu baax a baax mooy fexe taxawal fi dara yu ñuy soxla loolu benn misaal la ci rek boo jaatee yu mel ne yeneen i domaines yu mel noonu yëpp yaakaar naa warees naa mën a xalaat nag daayira yi nuñ cee taxawee ci anam boobu nga xam daal danañ taxawal yoo xam ne xaalis bi ñuy génne du génne dem ci keneen waaye ci ñoom day jamaat boo defee nag loolu da leen may ñu am benn poids économique bu dëgër ba yeneen yi nga xam ne bëgg nañ ko am ci ay projet yu mel ne wàllum jàng meeg yu mel noonu sëriñ doon na ko junj léegi ndax fi gis nañu jafe-jafe la fi maanaam nu ñu fexe ba taxawal ay jàngukaay yoo xamante ne bii gone yi danañ ci mën di jàng taw lu ko Sëriñ Tuubaa loolu moo ko taxoon a jug waaye day mel ne boo xoolee bu baax a baax ci dëgg-dëgg des na ni ñu war a tegee ay programme ba gone yi nekk fii ñi nga xam ne ñoo fi am njaboot te loolu mooy li jafe-jafe bi fi nit ñi di gën a jànkonteel mooy loolu maanaam day mel ni dafa am bu ma ko mënee wax maanaam benn ñàkk a déggante boo xam ne am na ci gone yi fi juddu ak seen waajur dangay gis ne nit dafiy nekk fii jugee Sénégal ñëw fi nekk murit saadix dund sëñ bu baax a baax nekk ab jullit waaye day am jafe-jafe pour moom li mu nekk mu nàmpatal ci njabootam loolu jafe-jafe la parce que gone gi moom fii faaw bu ma tey dem école da nga koy yóbbu école ñi muy fréquenté ak milieu bi muy nekk ñaari day wut ak yow li ngay dund léegi nag jafe-jafe day am foofu jàpp naa ne nag solution bi mën naa nekk ci lu mel ne que Sëriñ Tuubaa ñu def ko noo xamante ne bii gone yi danañ leen mën a jàngal leen ci anam boo xam ne danañ dégg liñ leen di jàngal ndax xëy na ñi fiy jàngale ñaar loolu jafe-jafe la fi ñu formé leen ba nga xam ne danañ mën a wax ak gone yi ci langage boo xam ne danañ ko mën a dégg yaakaar na ñoom sëriñ ñi ñu ngi ci kii bu baax a baax xëy na war nañ ko gën a mën a yaatal bu baax a baax fexe daal ba njabootu ñi nga xam ne ñoo fi juddoo ñu jàngal leen bu baax a baax ci anam boo xamante ne bi dana méngoog ñoom fi seen xel toll waxtaan yi fi da tamit loolu tamit jafe-jafe la dangay gis ne fii murid yi fi nekk xëy na ak ñi fi nekk ñoom li ñu nekk rek dafa mel ne seen biir rek la ñuy waxtaane waaye pour ñoom mu ñàngalem sëriñ bi ak xëy na li ñuy dund ñoom pour ñu convaincre ci keneen day jafe ndax demel seen discours dañ ko tëj seen biir da ngay dem ci jataay yi sax waxtaan yi yëpp daanaka ci wàllu lañ koy def te am na gone yi fi nekk ñaari ñoom sax pour ñu dégg waxtaan bi day jafe ak ñeneen ñi nga xam ne xëy na day ñëw sax gis mbirum sëriñ beeg gis lislaam ñor leen ni ñuy def daal ba ñooñu ñu xëcc leen ci li ñu nekk yaakaar naa ay liggéey la yoo xam ne war na jamono taxaw bu baax a baax xëy na ma kii foofu samay kàddu rek benn contribution la woon mooy ci wàllum économie bi ñu fexe ba taxawal fi yoo xamante ne bii xaalis bi jullit ñi génne rawatina murid yi danañ dellusiwaat ci ñoom bi ci toppaat mooy ñu fexe ba waxtaan yi ñu fiy def ak daayira yi ñu fiy def ñu xool nuñ koy soppee ba nga xam ne gone yi nga xam ne ñoo fi judd dañ ci mën a gis seen bopp dangay gis ne gone yi ñu ci bëri day ñëw ci daayira yi waaye bu ñu ñëw dañ gis seen bopp daanaka mag ñi rek ñu waxtaan seen biir demaat te loolu nag jafe-jafe lay am ndax fii ak fukki at fii ak ñaar fukki at gone yi ñoo war a taxawee liggéey bi te bu dee nàmpatal ñu war nàmpatal des na yaakaar naa liggéey bi du mën a wéy loolu daal yaakaar naa ay xalaat yoo xamante ne bi am nañ ci ay kii yu bëri bëri xëy na mbokk yi tam am nañu ci tàmbale daw wax dëgg yàlla yéen ñaanal rek suñu boom defal leen ci tawfeex xanaa ma kii foofu samay kàddu rek di sant sëriñ bu baax a baax xam naa tamit mbokk yi fi nekk am na mbokk yi ma fi gis yoo xam ne xëy na ñu ngi fi te itam xam nañ lii bu baax a baax ku ci mën a yéeg rek nga sànni ci say kàddu donte sax des ci waxtu yu bëreetul jërëjëf. ok macha allah Cheikh Abdoulaye. macha allah jërëjëf. surtout loolu am na ci solo ñi nga xam ne ñoo fi nekkit ku ci am kàddu rek boo yëgloo incha allah ñu dugal la kon Serigne Sam Bousso it xam naa bu defoon bu yëgloo nag su ko defee ñu mën ko ok mu ngoog sëñ Sam
kon ñu dalal Serigne Sam Bousso su ko defee moom mu sof ci li nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad doon wax léegi ndax moom it il est bien placé pour mën a addu ci loolu ndax dund na ko te it li ma wax ci Cheikh Abdoul Ahad léegi laay wax ci moom rek waaye moom dolli ci it moom bi mu ko dundee ba noppi nag teewul loolu dellu si na ci réew mi wéyal ak loolu gëm-gëmam ak it loolu nga xam ne moom la doon dund foofu ci réew mi dara sotti ko ci kon moom it dañ koy jox kàddu incha allah mu dollil ñu ci expérience ci sof ci li nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad doon wax léegi sëñ Sam bismillah. bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah kay jërëjëf sëñ Abdul Qadir ñu ngi sant bu baax a baax ci ñi waxtaan wi di déroulé am na solo lool xam naa di sant bu baax a baax sëñ Mbacké ci ni nga xam ne noonu la traité sujet bi am na solo lool macha allah te tënku na it muy lu am solo ndax waxtaan moom li ci am solo rek mooy leer li nga bëgg aborder lépp nga leeral ko te mu tënku comme ni ko sëñ Jiiri waxee sànq rek naka noonu di sant sëñ Fallou ci modération bi yim ci dolli commentaire bu am solo bi naka noonu di sant sëñ borom belelik ci kàddu yu am solo yi waaw xam naa déglu nañ bu baax a baax sëñ Mbacké ci ni nga xam ne noonu la indee sujet bi daanaka mën naa ne li matoon a indi lépp ci ay éléments daanaka indi na lépp xam naa man fi may dikkee rek xëy na te ma jàpp ne bokk na ci éléments yi déterminants yi nga xam ne xëy na li ñuy dund tey jàpp naa ne bokk na ci li ko waral xëy na sëñ Mbacké junj na ko sax ndax boo xoolee day jugee ci la guerre d'Algérie te loolu dafa am lu ci juddoo muy français yi ginnaaw ba nga xamee ne dem nañ foofa def fa lañ fa def muy loo xam ne xëy na ba léegi jafe-jafe la ci seen digganteeg Algérie ginnaaw loolu ku ne xam ne ñu bari ci ñi nga xam ne ñoo dëkkoon foofu ñëw nañ ci réew ma te sax dañ leen doon soññ bu baax a baax ngir ñu ñëw ci réew mi ngir ñu jox leen nationalité loolu amoon na ñooñu nga xam ne nag ñoo fa nekkoon ñu am fa ak njaboot googu gi nga xamee ne ñëw nañ xëy na ñoom it jàppee seen bopp ay français ginnaaw ci réew ma lañ juddoo am nationalité française waaye day mel ne waa réew ma xëy na gisee wuñ ko noonu ci lenn ci waa réew ma bokk ñi nga xam ne dañuy jàpp ne moom nekk français du rek li ñu tuddee le droit du sol nga xam ne juddoo ci réew mi rek taxut a nekk français waaye day am leneen loo xam ne moo ciy dolliku xëy na li ñu tuddee assimilation nga xam ne da ngay dund comme ni nga xam ne noonu la waa réew mi dundee waaye du rek ci réew mi laa juddoo bu ko defee nag loolu am na lu mu waral ci ñi nga xam ne ñooy doomi immigré yooyu nga xam ne ñoo fa juddoo ndax bu fekkee ne ñoom dañoo jàppee seen bopp ñu dëkk ci réew ma te ñenn ci waa réew mi jàppee wuñ leen loolu faaw danañ wane seen naqar ci lu mel noonu faaw danañ ko am nañ ko manifester te gis nañ ne amul fenn foo xam ne mën nañ faa sukkandikoo ngir gën a mën a wane seen naqar woowu lu dul ci seen diine ji nga xam ne mooy seen diine baay yooyu loolu mooy waral li sëñ Mbacké doon wax sànq ne ña fa dikkoon xëy na liggéey moo leen fa indiwoon waaye ñu jur fa ay doom yoo xam ne dañoo ñëw nekk nag ay jullit dëgg-dëgg bu ko defee nag l'islam jooju nga xam ne mooy seen diine baay faaw danañ ko jël jëfandikoo ko ngir mën a affirmer seen bopp loolu nag am na lu mu waral dëgg la xëy na am na ñoo xam ne am nañ comportement yu baax waaye da ci am ñoo xam ne it xëy na comportement yi ñuy wane jafe-jafe dëgg la jafe-jafe dëgg la boo xam ne dana ko jur mooy waral léeg-léeg sax boo déggee France ñuy wax musulman bul jàpp ne musulman ba dëkk Asie wala ba dëkk Afrique ci la bokk lu ci bari bokk en général foo déggee ñu ne musulman rek jàppal ne maghrébin la ñuy wax lu ci bari loolu am na lu mu waral loo xam ne lu mu jur ci ay comportement yoo xam ne xëy na ñu juddoo ci réew yooya dañuy mbubboo du ma ne dañuy mbubboo l'islam xëy na ñàkk a xam moo leen ciy poussé mais dañuy utiliser l'islam léeg-léeg di yor ay comportement yoo xam ne xëy na dina xaw a doy waar dana am lu muy jurit loolu bari na lu mu jur loo xam ne ci ay jafe-jafe yoo xam ne xëy na pour régler ko du yomb kon foofu moom bëggoon naa ci junj tuuti rek ñu xam ne loolu it ci jafe-jafe yi la bokk te loolu ku fa dund da nga gis jafe-jafe bopp ndax léeg-léeg da ngay gis ne yenn jafe-jafe yi sax yi nga xam ne nit ñaa ngi koy jànkonteel ci réew ma léeg-léeg day faral di jugee ci ñooñu loolu nag am na ay causes yeneen yoo xam ne maanaam waa réew ma génnuñ ci waaw day mel ne loolu ay responsabilités yoo xam ne yu partagé wu la te it léeg-léeg it wàllum éducation aussi bi sëñ Mbacké doon wax
da ci am bu baax a baax ndax fa ñuy juddoo ci quartier yooyu ñuy wax wala banlieue yi nga xam ne nañ fay nekkee seen waajur yi xëy na yar biñ leen war a yar dëgg lu demee noonu trafic beeg délinquance beeg bi nga xam ne yooyu yëpp dafay am loolu yi am na ci loo xam ne dana koy waral ndax boo xoolee ñi nga xam ne ñooy def xeetu attentat yi ngay dégg ci réew ma yu ci bari boo xoolee ñooñu ña koy def dañ naan leen ay anciens délinquants la ñu woon nga xam ne ñu ci bari def nañ prison ay trafiquants la ñu woon nga xam ne ñooñu am nañu leen récupérer ci maanaam wan leen présenter leen benn l'islam boo xam ne xëy na bokkut ak l'islam bi am dëgg ba utiliser leen ba tax ñuy def yenn yi kon loolu it jafe-jafe la boo xam ne bu ci am la moo tax ma jàpp ne solution bi ci war a gën a mën a am mooy lu mel ne yoonu murit fekkoon ne tasaare nañ ko jàngale ko bu baax a baax ca na nga xam ne noonu la waree waaye loolu it jafe-jafe la suñ borom belal wax na ko sànq boo xoolee boo demee ci suñ daayira yi bu ñuy waxtaan lépp ci wolof lañ koy defee léeg-léeg da ngay gis koo xam ne dafa ñëw dugg ci diine ji jaaree ci yoonu murit benn yoon ñaari yoon muy ñëw daayira di ñëw waaye day dem ba day sonn parce que bu ñëwee ay wolof rek la fay dégg du gis koo xam ne lim soxla ci wàllu diineem lim soxla ci lim am ci ay question bëgg ko ci tontu du gis ko jox bu defee day mujj dem feneen day mujj dem feneen kon loolu yaakaar naa it lu mat a bàyyi xel la muy naka la ñuy présenté njàngalem sëriñ bi ak naka lañ koy maanaam jàngalee ci na nga xam ne noonu la waree ci di bàyyi xel làkku ña nga xam ne ñoom lañ fekk ci niñ koy tasaaree am na lu Sëriñ Mbàkke waxit lu am solo loo xam ne it ci bokk naa ci solution yi la bokk muy ñun jullit ñi nga xam ne it ñooy jógee ci suñuy réew dem ci ay réew yoo xam ne xëy na du réew ay jullit maanaam il faut nga comprendre leen aussi il faut ñu jëm leen a comprendre imaginel yow nga ñëw maanaam ab communauté bu rëy jógee feneen ñëw Touba dañ fiy dund seen diine bokku ñoo maanaam waa Touba la ñuy dund bëgg ñëw implanté wu affirmé wu maanaam di wane seenu la ñuy dund ci kaw loolu bu amoon faaw dana am ay réaction mënut a ñàkk jàpp naa ne noonu la demee xëy na wuutee gi rek mooy ñoom yi ñuy wane affaire liberté démocratie xëy na léeg-léeg day am contradictoire ci ni ñuy gëmee ak li nga xam ne moom la ñuy wax ne moom lañ gëm ak yenn yi ñuy def loolu xëy na foofu rek la jafe-jafe bi mu nekk muy ñàkk cohérent boo xam ne nekk na ci ñoom waaye daal il faut ñu aussi xaw a comprendre tuuti ne mënut a ñàkk bu ko defee nag loolu day waral intelligence boo xam ne war nañ ko mën a am ci naka la ñuy jëflanteeg ñoom xam ne lii mënut a ñàkk ay réaction la yoo xam ne mënut a ñàkk bu ko defee ñu xam nag ñi nga xam ne noonu la ñuy def ba mën a dund suñ diine ndax lii am solo rek mooy naka la ñuy dundee suñ diine ci ni nga xam ne noonu la waree bu ko defee xam naa moom waxtaan wi dafa leer ba nga xam ne pour nga indi ci dara loo xam ne man nes na ko ca yokk daa mel ne du yomb di dollee sant rek bu baax a baax Sëñ Mbàkke ak mbokk yi nga xam ne ñoom nga àndal waxtaan wi xam naa Sëñ Jiiri kon dañuy taxawandi foofu rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah waaw kay sëñ Sam kon alhamdulilah contribution bi am na solo te it mel na ne mënutoon a ñàkk xanaa di ci profité ba dañoo jox sëñ Hamidun fi mu ne moom dama leen di forcer di leen yégal sëñ Hamidun seen naagu sëñ Abo sëñ Muntaxa sëñ Murtala xam naa noo ngi lay ziare ci turu mbooloo mépp xam naa yow doon nañ sàkku sa teewaay incha allah Cheikh Muntaxa Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada mi ngi ci jotaay bi noo ngi koy ziare bu baax ak sëñ Daaru Salaam soxna Asu sëñ Naaru Bamba ak mbokki taalibe bi yëpp kon sëñ Hamidun xam naa yow it rek ñu daal di taataan ci yow rek incha allah nga sànni ci ay kàddu jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar baax a baax. maa ngi lay ziar Mbacke bisimilah. ziar sëñ Fallou ak sëñ Mbacke ak intervention yi fi amaat ci ginnaaw bi muy sëñ Sam ak sëñ Abdou Lahat mel ne thème bi am na solo lool defe naa ne liñ fi jot a dégg rek buñ ci sukkandikoo dinañu doy dinañu mat ab yóbbal waaye li sëñ Mbacke wax rek dafa tënk lépp muy l'islam de France maa thème bi loolu rek da ko tënk mooy français yi ñoom naka lañ déggee l'islam ak état français naka lay seere l'islam ci France ndax boo xoolee l'islam mooy deuxième religion en France ginnaaw christianisme on parle de plus de 5 millions de musulmans en France boo xoolee ginnaaw Allemagne yaakaar naa France moo fi ëpp ay musulmans ci Europe donc loolu ci côté statistique yi rek da nga gis ne musulmans yi représentativité bi ñu am fii ci France néew na nga gisaat ko ci Europe waaye stigmatisation bi yaakaar naa ne fii la ëpp
ndax xëy na ku yàgg voyager root na ci pays européens yi boo demee fu mel ne Angleterre même soo wàccee ci aéroport Londres bi rek ci nga gis ne ñi lay accueillir agent d'accueil ay musulman lañu nekk ay musulman lañu nekk yor seen voile boo duggee ci biir dëkk bi da ngay gis sax ne jàkka yi maanaam mosquée yi dañ leen di permettre ñuy am ay minaret rek lépp boobu nodd jotee sax foo toll da ngay dégg nodd te loolu kenn xalaatu ko France dëkk dem rek laa ci waxtaan ak sama benn xarit ma naan ko fii daal chaque 30 minutes da nga dégg église yi ñuy def seen cloche yi mais mosuma dégg ci biir France nodd maanaam nodd boo xam ne ci jàkka lu jóge kon da ngay gis ne même laïcité bi sax ci biir laïcité bi ñuy wax sax ak jeng da ci am ndax li ñu permettre église bi permettre luñ ko musulman yi donc loolu tamit beneen problème la boo xam ne dañ gis ne injustice la bëkk dem rek gis nañ fi Saint-Michel Notre-Dame église Notre-Dame bi bim lakkee état bi moo ko jël en charge pour defaraat ko alors que fii mosuñu fee gis benn jàkk boo xam ne état bi jël na ko en charge pour defar ko gis nañ fii rek jàkkee Strasbourg bi nga xam ne ñu ngi koy tabax nii mi ngi en cours tabax seen minaret rek lépp mais génn nañ benn arrêté ba ci démb ne dañuy arrêté chantier yi parce que dëppootul ak normes yi gënu mel. kon ne l'islam moom mi ngi souffrir bu baax a baax ci France. ci solution yi wala xëy na ci problème yi nga xam ne moom la sëñ bi doon expliqué léegi sëñ Mbàkke defe naa ne beneen problème bi boo xam ne tamit war nañu koo xalaat muy problème bu xaw a sérieux mooy infiltration bi nga xam ne moo am ci biir musulman parce que France rek ngay déggee imam femme am na ku ñu naan baaxlul ku nekk fii France nekk jigéen moom au nom de la liberté ak au nom des droits de la femme moom wax na ne jigéen am na droit jiite ba jumaa ja nga xam ne fa lay jiite sax ay jigéen comme moom ak ay góor ñooy nekk ci ginnaaw mu leen di jiite mais gis na problème am na beneen bi tamit gisaat nañ fi imam homosexuel France am na imam homosexuel boo xam ne dañ koy invité ci plateau télévisé yëpp muy waaw voilà muy wax saa su ne di défendre que ne homosexuel am na droit ji jiite kon nag gis na loolu tamit problème am na nga yokk ci problème bi sëñ Mbacke doon soulevé léegi mooy l'islam dem ba yàq daram au point que fii allahu akbar sax léegi lay wax ak sama benn xarit naan ko allahu akbar sax fi ne boo ko prononcé fii tam allahu akbar boo ko prononcé fii ndax début 2020 am na ay grève yu métti yu fi amoon grève ci transport bi je me rappelle xam nga foofu transport bi comme dañoo réduire woon trafic bi nit ñi dañ doon buuxante ci train bi am koo xam ne pour bëgg place waaw daa mel ne sëñ Hamidou Ndeye fi mu tolloon am na solo mel na ne daa xaw a kii de kon xam naa waaw kay kon sëñ Sam daa mel ne sëñ Sam Mbacke moom it mi ngi ci jotaay bi xam naa moom it ñu bàyyi ko mu wéyal rek ba bu sëñ Hamidou ñëwee eggalewaat incha allah sëñ Sam bismillah. salaamaaleykum. waaye ñu ngi ci jàmm yéen ñëpp. waaleykum salaam ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. naka yite yi. alhamdulilah Mbacke. man de xam naa sax dama doon diglu rek di teewlu gaa ñi li ñu wax ma xam na solo waaye am na ñaari nit ñu sàkku ci man mu wax li ma xalaat ci mbir mi waaye maanaam mbir mu amee li ñuy njëkk war a seet ci li nga xam ne moom laa jàpp mooy li tubaab yi wax les causes profondes quoi li nga xam ne ca dëgg-dëgg mbir mi moom moo ko waral fa la nga xam ne fa la tukkee boo xoolee tubaab yi maanaam français yi dañoo souffrir lu bari ci seen diggante ak ñoom dañu jàppee woon diine boo xoolee sax mooy benn réew ci adduna bi boo xam ne dem nañ ba yegg ak nit diine yi di leen tëral di leen rendi nga xam ne seen mbañeel ci nit diine yi yeggoon na ci di leen tëral di leen rendi ngir bañ guñ leen bañoon
bañ googu nga xam ne bañoon nañ leen ko mu ngi seen nit diine yi am na fu mu tukkee woon moom mooy ñoom tubaab yi français yi nga xam ne ñoom mooy les français lambda nga xam ne ñoom bokkuñu woon ci classe noblesse bi bokkuñu woon ci bourgeois yi bokkuñu woon ci église bi te ñetti classes yi ñoo nekkoon classes yi nga xam ne ñoo dominé woon société française bi pendant de très 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 longtemps pendant des siècles et des siècles kon nit ki bu fekkee ne day dund ci domination wu benn classe sociale te moom ay membre am ñi ngi yokk maanaam la classe inférieure ñi ngi yokk ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee ñu waroon tuddee dag yi nga xam ne ñoo toll woon suñu réew dag yi ñi ngi yokk ba pare classe bi lañ ñoom ñoo dominer économique bi ñoom ñooy dicter même les politiques économiques dañuy dem ba développer benn haine envers ces gens-là loolu moo indi woon ba révolution bi amoon 1789 bañ jàpp diine yi leen rey français yi nag seen bañu diine foofu la tàmbalewul sax ci musulman yi waaye français yi dans le cas général en français moyen c'est un athée en général ba pare gëmul diine gëmul sax christianisme sax gëmul ko waxuma la ak l'islam kon ñoom seen bañu diine tàmbalewul ci musulman yi tàmbalewul ci l'islam léegi nag yow diine ji nga xam ne sax ci say maam ci lañ bokkoon yow nga bokk ci nga dem ba att na tëral ñi ko yoroon leen rendi ngir bañ goo leen bañ bu boobaa dañuy wax di naan dama jëlale koo xam ne su diine te mu jóge ci beneen diine boobaa ni ngay comporté waa ak moom te loolee moo tax ñu taqale diine ji ak maanaam chose publique bi maanaam wala politique bi bañ giñ bañoon seen nit diine yooyu moo tax ñu defee ñu demee loolee léegi nag kon comme ñoom seen nit diine bopp sax dañ leen bañ waxuma ak nag ñeneen ñi nga xam ne nii jugee feneen la te ñoom comme ni am na sëñ bu ma dégg mu koy wax sant ne dañoo demoon ci réewu jàmbur yi dégg naa sax mu wax Algérie kese mu wax Algérie waaye yëf yi du Algérie kese même bu fekkee ne sax guerre bu fa la gënoon tare ndax tubaab bi foofu suuf niñ fa lu bare bari ci guerre ba waaye boo jëlee rek colonisation bi rek boo ko jëlee waxuma la guerre yi ñu fi amoon boo ko jëlee day développer aussi ci ñun benn haine boo xam ne danañ ko am envers tubaab bi mais haine boobu du nekk boo xam ne day nekk par rapport ak religion par rapport ak diine waaye li mu nekk par rapport ak politique lay doon ak par rapport ak loo xam ne ni mbiru humanité la sëñ bi def na ma synthétiser ma xawoon développer lu xaw a bari sax waaye kon bàyyi ma synthétiser ko en 10 minutes léegi kon bu ko defee loolu it ci kii la bokk cause yi la bokk mu nekk problème boo xam ne vraiment neexut a réglé léegi nag benn anecdote enfin nekkul anecdote bu am solo sax parce que dama def benn intervention ci ay collège ci benn quartier yi gën a doy waar ci France maanaam dans le ci Seine-Saint-Denis maanaam 93 bi mais foofu gis nga boo fa demee ci boo dee jàkkaarloog élèves yi di wax ñu maanaam soo ñëwee di wax maanaam foofu na ay quartier la yoo xam ni musulmans yi dañ ko dominer maanaam dañ ko accaparer quoi nga xam ne maanaam daanaka 90% ñi fa nekk ay musulmans lañ tubaab yi sax dañoo mujjee dem seen yoon maanaam dañoo mujjee bàyyi quartier yooyu jóge fa dem kii nga xam ne boo ñëwee boo dee wax ak ñoom di sàkku ci ñoom ñu def ab groupe wala dara jigéen ñi dañuy demee ne góor ñi demee ne seen langage c'est un langage typiquement maghrébin nga xam ne daanaka arabe la ñuy wax ci collège yi ci France te loolu français yi ci boppam mënuñ ko supporter c'est insupportable pour ñoom donc loolu problème la yoo xam ne xëy na am na yeneen solution ci war ma régler waaye ko muñ temps bu bëri pour kii ko li ñu wax ci ñi nga xam ne moo ñu concerné directement moom mooy discours mouride yi nga xam ne ñoo nekk France c'est un discours quasiment catastrophique quoi parce que sans mënuñ ko discours la boo xam ne adapté wuñ ko par rapport ak public bi nga xam ne moom la ñu fekk bu fekkee ne xam nga bu fekkoon ne ñu jóge Sénégal rek ñoo ñëw taxaw di waxtaan daanaka njëriñ bi du bëri comme ni ko waxoon sànq waaye discours la boo xam ne maanaam soo ko waxee ko xam ni France la juddoo te ma am ay xariti naar te ñoom ñëpp amay xariti naar parce que ay musulman leen jàppee seen bopp ñu amay xariti naar du coup ñoom discours bi ñuy dégg ci murid yi mënuñ ko dugal seen bopp yi c'est pas possible xanaa boo gisee ci réseaux sociaux yi boo ci duggee 1 2 3 nga déggoon la lii cirque la ba tax sama yombal nañ ko loolu cirque bi waaye
maanaam lu nekk rek na ngay jëm comprendre li ko waral moom mooy discours bi nga xam ne murid yi moom la ñuy tenir en général ci seen i daayira ak ci seen i dajaloo ñoom dañ koy wax ci wolof ba pare nga xam ne du jàll du bëri te buñ demee ba ko wax ci France di ko expliquer ñeneen ñi nga xam ne ñoom fii lañ juddoo explication bu bon lañ leen jox boo xam ni bokkul ak li nga xam ne sëñ bi moom la jublu woon a wax ci ay mbir yu bare du coup ñoom duñ ko mën a sabar ci boppam maanaam ndax xajut ci seen bopp li ñuy wax boobaa loolu lu problème lay doon parce que dañ naan ñii ay dof lañ wala ñi ay nangu lañ bu ko defee ñoom dañuy dem seet leneen loo xam ne moo gën équilibré leneen loo xam ne raison moom la gën a nangu te Sëñ Tuubaa dafa bëgg raison bëgg loo koy raisonné ci xel waaye mbir yi ñoom duñ ko teg foofu boobaa ñoom duñ ko mën recevoir loolu problème bu mag a mag la léegi bu ko defee war nañoo mën a comme suñ économiquement sax wax na ci waaye comme awma temps bu ko defee ma yemale foofu wax ci rek ñu ngi sant bu baax ñu gërëm jërëjëf Mbacke xam naa yow moom dañ lay jàppal idda beneen yoon rek su ko defee ñu gën a yaatal incha allah léegi sëñ Hamidou mel na ne am na foo yemoon ci sa anecdote bu am solo boobu xam naa lu jiitu ñuy jox sëñ Mountakha mu ñaan ndax dafa mel ne waxtu wi jege na noo ngi ziyaarat ba tey kilifa yëpp ku mel ne sëñ Manel Fall ñoo ngi koy seen ci room bi di rafet lu baax teewaayam kon sëñ Hamidou nga daal di eggale rek lu jiitu sëñ Mountakha di jël kàddu gu mujj gi incha allah bismillah Mbacke. waaw suñ bi maa ngi dégg lu baax mel ne connexion bi moo leen problème man waxoon naa ba jàll sama intervention sax ndeke maa ngi doon reer sax ok kon bismillah waaw boobu maa ngi tolloon ci Allahu akbar comme Allahu akbar bi nga xam ne moo gën a seetlu ci ñun liñ demee ba ñoom ba koy assimiler ak violence nga xam ne nit ki même attaque terroriste sax bu amee c'est-à-dire ñoom li ñu ci question bi njëkk a posé wu mooy ndax ki ko def assaillant bi daa wax na Allahu akbar déet comme ni ko suñu Mbàkke doon junjee léegi bu ñu xamee ne waxut Allahu akbar ñu posé wu ay questions sur son nom c'est-à-dire dañuy xool ba xam turam am na connotation musulmane am déet bu ñu gisee ne tuddul Ahmadou wala Mouhamadou wala Hamidou ñu xool origine am xool ba xam maghrébien la naar la algérien la wala marocain et cetera yooyu yëpp nag buñ ci amul benn firnde ñu commencé nag c'est-à-dire di poser ay questions sur l'aspect psychologique c'est-à-dire bi nga xamee ne tubaab la bi nga xamee ne ki def attaque bi tubaab la aspect psychologique bi ci lañu xool pour mën a déterminer ba xam ab dof la wala ndax dafa amoon antécédent ak justice wala yu ni mel nga xam ne gis ne Allahu akbar googu sax dañoo dem léegi ba assimiler ko ak violence nga xam ne ku ko tudd ci public sax ci place publique nii ku tudd Allahu akbar police mën na laa jàpp ndax maa ngi wax rek léegi rek anecdote bi je me rappelle c'était en 2020 début 2020 boo fekk grève bi métti dafay amoon comme grève bi bu amee dañuy réduire trafic bi ci transport bi am ay nit yoo xam dañu doon njëkkante benn train am ko xam ne pour en place dafa prononcé Allahu akbar bi ma waxee Allahu akbar ñëpp tasaaroo pour mu dugg en place moom ci la ko police sax da ko mën jàpp ñu placé ko ci mandat de dépôt ba xam ne mujj nañ ko arrêté ba tëj ko pendant 2 mois xam na ko nañ gis ne Allahu akbar ci jëm boppam léegi moom ku koy tudd rek violence moo tax nga koy tudd maa ngi fàttaliku booba yàgg na te en 2016 am ñaari xale yoo xam dañ doon foo kenn ki di dóor morom ji bi mu yëkkatee lu mel ne agar di ko dóor Allahu akbar la tudd parce que ñoom def nañ seen bopp yi ci nekk képp kuy def acte bu violent rek Allahu akbar ngay tudd pour mën ko def mais gis ne kon ñun li gën a sell ci ñun mooy Allahu akbar wala zikrullahi akbar ñoom dañ ko dendale ak violence léegi ba kuy def acte bu violent rek Allahu akbar googu ngay wax donc problème am na donc ci loolu rek laa doon wax donc pour ñu wut solution daal mooy yaakaar naa ne solution bi gën a adapté à côté des solutions yi nga xam ne suñu bàkki dañ proposé na ko mooy ñu garder suñu identité ndax boo jëlee ku mel ne Sëñ Tuubaa rek def naa ne li mu woote ci wàllu jàmm ak violence ak non violence ak juste en pacifique buñ ko teg ko ci seen kanam dina mat solution pour ñu wan tubaab yi que ne l'islam moom diinay jàmm la diinay tolérance la diina la yoo xam ne amul dara luy nuru non violence pour que regard bi nga xam ne moom lañ porté ci l'islam ñu mën koo teggi macha allah waaw loolu daal ci gàttal loolu lañ amoon ci lu ñuy wax ñu ngi jéggalu baax mel na gars yi ñu ngi naan dañuy bëgg a tëj jotaay bi waaw am na solo waaye li si Mbacke dañ wax ak suñu fàlloog yeneen gars yi intervenir am na solo lu bari jërëjëf sëñ Hamidou kon kaddu yi ci topp am na solo sëñ Sam yow it xam naa